yàlla la mu mel ni bés bu ñu yàlla di convoqué ku ne ndax ñu ñëw fekkee mees looloo tax chrétien boo xam ne day manqué mees te feebarul dara jotu ko lu doy waar la chrétien warul di manqué mees ndax dafa mel ni Yeesu ci boppam jox la convocation nga ne doo woyu ci convocation bi xam nga njiitu réew mi ku mu convoqué woon nga dem woyu ko sa kilifa fii ci àddina si ku sa kilifa woo di nga dem wuyu ko waxatuma nag yàlla looloo tax chrétien ñàkk dem mees ñàkk fekkee l'Eucharistie ñàkk tëral bésu dimanche dafa di lu doy waar ci chrétien yi te defe naa loolu war nañ ko seetaat bu baax a baax defe naa ci tënk rek mën nañu wax loolu ci ñetteelu xaaju bataaxal bi ñu cardinal jagleel. suma laaj bu mujj dafa jëm ci ñeenteelu xaaj bi ligne d'action et directive foofu cardinal bi dafa ñu jox ay ndigal ak ay sart ngir mottali ci ay jëf li mu ñu wax ci mbirum gën a nànd gën a xumbal ak gën a dund l'Eucharistie bi maanaam mieux comprendre mieux célébrer et mieux vivre l'Eucharistie xam naa ne ndigal ak sart yooyu bare nañu waaye ndax mën nga ñu cee jukkil yenn yi gën a am solo. loolu lu am solo la parce que soo déggee ñu woote ndaje bu mel ni congrès eucharistique wala synode wala concile souvent li ci am solo tamit mooy sart ak doxalin yi nga xam ne moom la kilifa bi di wone ne foofu la ñu war a jaar nañu war a doxale looloo tax ba ñu génnee ci congrès eucharistique dafa laajoon ci bataaxal bi moom tamit mu wone ci ay charte ay yoon yoo xam ne fa la communauté yi war a jaar ndax li ñëw wut ci l'Eucharistie bi woote congrès eucharistique loolu mën a antu wax naa ci léegi sànq ci chapitre 3 bi tëralin bi bu njëkk bi cardinal gën a wone mooy ni dañoo war a dimbali chrétien yi bi ñu di xiif baatu yàlla ñu di xiif baatu yàlla parce que baatu yàlla dañ ko war a xiif ndax nourriture la lu ñuy dundee la te suñ ko xiiful kon duñ ko jox importance bi mu war a am donc loolu bokk na ci li jiitu te xiif boobu dañ ko war a entretenir xam nga ki xiiful mënul lekk waaye ki xiif dina soxla lekk dañoo war a xiif baatu yàlla mu yokk ci ne célébration yi tamit dañ leen war a préparer bu baax ñu doon célébration yu rafet yu xumbati yiw waaye ñi nekkoon ci Popenguine ci meesu lundi Pentecôte di cardinal di jeexal mees bi am na lu mu wax bi muy gërëm chorale bi ci seen wëy yi nee na suñu xumbal l'Eucharistie dañoo war a nekk ci bànneex te bànneex boobu war na feeñ waaye bànneex boobu ni muy feeñee bu ñu defee ne bànneexu maanaam wane bànneex bu xaw a démesuré la dem na sax ba ne église bi ak wëy yi du ngel ndax du benn maanaam ni mu bëgg a wax rek mooy bànneex bi ñoo sentir bu ñu célébrer bu l'Eucharistie ba jeexal bànneex bi ñu am dafa war a ànd ak recueillement xam ne li ñoo màggal yàlla la ci boppam te kenn du nekk ci kanamu yàlla sa taxawaay am luñ ci mën a li ci rafetul looloo tax dañoo war a boole li tubaab di wooye joie bi ak recueillement bi ñu delloo si tamit sens du sacré xam nga lu ñu ne dafa sacré mooy li nga xam ne yàlla ci boppam daf ci feeñ jàngu këru yàlla la donc ku dugg ci biir jàngu da nga war a may bërëb bi respect ku dugg ci jàngu gis nga ne yàlla ngi fi teew ci tabernacle da nga war a jox tabernacle bi respect maanaam mees ak yeneen sacrement yi bu ñu réeree mbir ne mbiru yàlla la te ndax loolu dañ leen war a jox cër bi doy te bañ leen a néewal mu ne tamit
ba ñu génnee ci congrès eucharistique dañoo war a yombalal chrétien yi ñu mën a fekkee messe maanaam dañoo war a fexe ba chrétien mën a am messe ci dimanche gën a doon li yomb ci moom xam nga loolu mën nañ ko mottalee su fekkee ne l'abbé yi doy nañu xëy na benn messe la ñu doon jàng ci dimanche su ñu jàngee ñaareelu messe wala ñetteelu messe chrétien yi dañoo gën a mën a am messe su boobaa kenn du mën a wax ne man de awma messe ndax jamono bi ñoo jàng messe bi man dama nekkoon ci lii su boobaa soo amul messe su 7 heures mën nga am messe su 9 heures wala nga am messe su 11 heures mu ne nañu yombalal messe yi même bërëb yi ñoo jàngee messe yi nañ leen yokk soo leen nekkee fii ci seen goxu Saint Abraham wala ci paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff am na fi ñoo jàngee messe Patte d'Oie jàng messe Xar Yàlla jàng messe ci Grand-Yoff ci boppam donc bërëb yooyu nga xam ne dañoo xaw a bëri day tax nit ñi gën a mën a dem messe maanaam dem messe gën a yomb ci ñoom wane tamit ne l'Eucharistie bi dañ ko war a jaamu muy adoration eucharistique te dégg naa lu bëri cardinal di wax ne li mu namm moom ci boppam mooy mu am ay jàngu yoo xam ne ci de manière perpétuelle maanaam façon bu continuer dañuy adorer l'Eucharistie man ci sama bopp am na réewu Afrique bu ma ko gis Saint-Sacrement bi day nekk ci église bi toute la journée guddi gi yëpp dañ ko tëj ku bëgg nga ñëw adorer cardinal nee na namm na su dul jàngu yëpp tamit mu am ay jàngu yoo xam ne loolu dina fa mën a am te jàngu yi paroisse yi yokk adoration du Saint-Sacrement ci seen programme mu jàngu yi gën tamit di dundal li ñoo tuddee semaine eucharistique parce que bi ñu organiser congrès eucharistique bi mën naa wax ne njeexteelu congrès eucharistique bi mu ngi woon semaine eucharistique semaine boo xam ne dañu jox messe vraiment place bi mu war a am jox adoration place bi mu war a am keroog feetu Saint-Sacrement dañu def procession bu mag jógee martyr de l'Ouganda ba Saint-Pierre de Baobab ak ndiiraan mu bëre semaine eucharistique boobu moom la cardinal bëgg at bu ne paroisse yi di ko def mooy dimanche su Sainte Trinité ba dimanche su Fête Dieu maanaam feetu Saint-Sacrement semaine boobu yokk messe yi yokk adoration yi jàngal chrétien yi lu gën a jëm ci l'Eucharistie dimanche su Fête Dieu ñu def procession maanaam jaamu l'Eucharistie dugg ci mbedd yi dugg ci biir kër yi ndax barke yàlla mën a wàcc ci nit ñi wàcc ci réew mi donc loolu tamit mooy doxalin yi nga xam ne doxalin xëy na sax du yëpp ay doxalin yu bees waaye am na lu ci bees waaye loolu la cardinal wone ne war nañ ko yokk ci ni ñoo defee ni ñoo dundalee paroisse yi ni ñu leen di doxalee ndax li ñu bëggoon maanaam gën a xam l'Eucharistie gën a màggal l'Eucharistie ndax gën a mën a dundee l'Eucharistie loolu mën a am tëralin yooyu ci loolu la bëgg ñu yegg. jërëjëf Abbé Alphonse ci suñu mujj waxtaan wi duma def leneen lu dul di la gërëm di kontaan ci sa teewaay fii ci ñun yaakaar naa ne li ma for fii tey samay mbokk yi may seetaan dinañu ko nànd comme man ni ma ko nàndee maa ngi koy def ci turu chrétien yépp yu ñuy seetaan ak sax ñi dul chrétien nañu yàlla may yiwam ak xelam ngir gën a teral doomam ci suñu biir jaarale ko ci sacrement bi sut xelum nit bii jërëjëf Abbé Alphonse. amiin ci li nga mujjee te di la gërëm di gërëm seen équipe ci liggéey bi ngeen di def te rawatina ci sacrement wu l'Eucharistie nga xam ne l'Eucharistie lu am solo la ci ñun chrétien di sacrement wu coofeel te coofeel googu moom la àddina si soxla li di màndargaal chrétien mooy coofeel sopp sa morom ni ki sa bopp ndax mënoo sopp yàlla mi ngi dul gis soo soppul sa morom bi ngay gis dañu yàlla may ñu mën a mottali loolu. mbokki seetaankati Lawdemus ni nu ko baaxoo def itam at mu nekk
kuréel bi dajale ndaw yiy doxal ak a toppatoo émission yi laal diine chrétienne ci Sénégal mépp te Monseigneur Benjamin Ndiaye jiite ko amal na lëlëm bi muy tàggatee ndawam yépp ci fànnu diine ak it ci fànnu jumtikaayu xarala ca Kees benn dëkk ñaari gaar. Monseigneur André Gueye di leweeku joseesu Kees ak ñi koy jàppale ñi dalal nañu seeni ñoñ ca santar bi ñu tuddee abbé Saint Baptiste Faye ci wetu cathédrale ba jukkil nañu leen dara ca la fa xewoon lépp. ñu ngi noonu lay jëm dalal xel ca Thiès ñi min Thiès war nañu xàmme yoon wi génn cathédrale jubal dalal xel nag buñ ko tuddee ñëpp seen xel daal di dem ñi nga xam ne ànduñu ak seen sago ànduñu ak seen xel. dalal xel di bërëb boo xam ne moom frère Saint-Jean de Dieu yi ñoo ko ubbi woon ci seen benn jiite bu daan wër ci dëkk Thiès di jox ñi nga xam ne ànduñu ak seen sago lu ñu lekk di leen paj fa la centre ba sosoo ba nii mu nekk hôpital bu mag bu dalal ñu bari ci diwaanu Thiès ak yeneen gox xan yépp yu ko wér nañu seetaan liñ fa jëlee ak benn jigéen boo xam ne bii xelam neexul mooy fu njëkk a teeru ca bunt ba nañu seetaan. man RFM laa jàpp. juddu taxi rek yéen a ngi dugg ci biir rek ñëwaat léegi. Gaye nan la. jëm na. kon nag saa yi. maa bëgg a wér. ba wér moo dara. moo dara. ba ko dëgg. wér moo ñu. li nga ay na. li nga ay na. ay na. ayul kay. lan la. moom la ñuy def. da nga may nuyu. noo tudd. Fatim. ah Fatim. Fatim nan. Gaye. foo dëkk. Kawsara. Kawsara. kooku bitig mbay kaay bi. looy def fii. may ma jaay maa bëgg a wér. wër. wér foo wér amoo dara wér moo ñu. da ngaa feebar. maa feebar maa bëgg a wér foo wér amoo dara parce que yàq la wér ci ma ci wér. maa ngi lay toppatoo bu baax. ma toppatoo. luñ lay jox. ay maa bëgg a wér. waaw dañ lay jox ñu nga toppatoo lan lañ lay jox. ay garab. yaa ngi koy naan. waaw maa bëgg a wér fii rek ci ma ci wér. yaa ngi koy jël bés bu nekk. xamal ku ma ci wér ci ma ci wér. di nga wér. waaw
gëmal yàlla rek di nga wér dégg dama tax nga jàng ñaan ne loo ma ñaan. maa ngi ñaanal nga wér am fukki fan laa ma loo bëgg a ñaan yow. ah laa ma loo bëgg a ñaan. ah ñaanal ma man laaj ma ko. laaj naa la ko yow xam nga ñaan. ndax hôpital bi dalal na la. waaw maa bëgg moo dara. gannaaw nag suñu waxtaan ak jigéen jooju tàmbali nañu dem wër biir hôpital bi ànd ak suñu kilifa monseigneur Benjamin Ndiaye évêque Kaolack ak njiital hôpital bi wër nañu foofu wër nañu lépp loo xam ne ni mun nañ ko indi te jox la nga ñu bokk ak sédd ko ak yéen nañu dégg loolu lañ fa taataanee. kañ fañ lañ cosaanoo fan lañ cosaanoo. waaw waxoon nañ ko sànq ci kàllaama nasaraan benn labbe bu fi nekkoon benn labbe camélien moo fi nekkoon ñu tuddoon Gaetano waa temps boobu nag moom mu ngi doon dem di visiter malade yi di leen seeti ngoon di leen jox ñuy lekk ci wetu cinéma agora fi cinéma yi rek nekkoon pour jox leen ñuy lekk ak naan ak yooyu yëpp bi mu demee noonu nag ba mu yàgg mu dem 10e mu fexe gouvernement bi abal ko mu kër ñu bàyyoo c'était même l'ancien truc là ñu abal ko mu leen di héberger foofu après mu dem nag Fann waxtaan ak psychiatrie pour mën a am consultation donc temps boobu ñu ngi doon def consultation weer bu nekk ñu ñëw benn équipe bi ñëw fii def consultation Thiès bi muy demee nag la ko frère yi jël frère Saint-Jean-de-Dieu jël ko parce que ci suñu liggéey la bokk ñun on a des am nañu ay hôpital fu nekk ci àddina bi hôpital yoo xam ne yu faj ñu am feebaru xel hôpital yu faj ba façon feebar ci suñu mooy ci suñu liggéey mooy li ñuy wax ci tubaab charisme ci loolu daal la ñuy liggéey lañuy yëngu ñun ci suñu mbootaay ci loolu lay yëngoo suñu mbootaay ci jàngu bi ci feebar ci faj ki feebar ki nekk ci soxla nga jógee ko loolu yëpp daal mooy suñu liggéey ci wàllu jàngu bi. léegi nag fii ci centre bi ñaata nit ngeen ay accueillir fii léegi ay góor wala ci jigéen lu nombre naka la mën a ñaata lay accueillir. waaw ba léegi daal mën nañu lu mat daal ay juróom fukki nit mën nañ leen fee dalal. mën nañ fee dalal. naka ngeen ay def ak ñi jóge ñi néew doole wala ñi amul doole ñëw fii pour faju ci amuñu moyen naka ngeen ay def pour amun leen toppatoo. ah waaw te loolu aussi dañuy góorgóorlu déjà ñun li ñuy joxe comme prix matul sax genn wàll xaaj bi li ñuy dépensé par bés suñu dépense par bés mais nag yàlla de moo ñu ci dimbali ak ñeneen nit ñi ak ñeneen mbootaay ak suñu mbootaay aussi daf ñuy jox dara léeg-léeg aussi am koo xam ne am na te mën na ko bu ñu dimbali aussi ñu jël mais du ñu dàq kenn bu ñëw daal di leen fexe ba ñu def ci li war ci yow ci li ñu mën ba dinañ ko def waaw. mën nañ xam léegi seen jafe-jafe léegi-léegi si da ngeen am jafe-jafe ci malade yi léegi-léegi ñu indil leen malade bu am problème wala bu sonn wala bu leen di indil jafe-jafe naka ngeen ay régler problème yooyu. waaw jafe-jafe malade yi moom bari na. loolu moom feebaru xel la daal xel moom léegi-léegi am. jafe-jafe malade yi bari na parce que léeg-léeg ñu indi ki nga xam ne dina la ko indil àndul ak sagom àndul ak xelam nga bugg a def ak moom bugg a wax ak moom bugg koo jox mu naan bugg koo jox mu lekk bugg ko indiwaat dellusiwaat ko ci sagom loolu xam nga ne du yomb ci beneen fànn bi aussi ci affaire dépense yi amuñu ko parce que ñun loolu dafa cher le coût de vie de malade est très cher parce que nous on les nourrit on les habille on les traite waaw dañ leen di dundal man dañ leen lay dundal dañ leen ay faj dañ leen ay jox aussi ñu lekk dañ leen aussi jox garab te garab bi dafa seer garab bi moom dafa seer te il faut ñu wut ko pour jox leen ko am na aussi facture ndox mi mu ngi fi facture électricité bi mu ngi fi yooyu yëpp a ngi fi li ñuy tëj par bés loolu yëpp a ngi fi kon loolu yëpp ay jafe-jafe yu bari xam ne moo fees na saako. lan moo leen gën a neex nag fu ne nii ci centre bi. waaw li ñu ci gën a neex daal mooy ne ñun
ñu ngi def suñu liggéey te liggéey daal boo koy def te mu joxe résultat da ngay kontaan maanaam booy def dara daal mu joxe loo xam ne mën nañ koo gis waaw loolu mën na am mbégte te ci ñun aussi dañ koo tànn parce que ñun suñu mbootaay ci lu mel noonu la juddoo kon nag suñu mbootaayu frère de Saint-Jean-de-Dieu ci fan bu mel noonu la juddoo parce que suñu fondateur ki ñu sos moom sax demoon na ba muy waaj ci hôpital dañ ko ne woon moom dafa fa àndoon dafa yoroon feebaru xel ñu ne kii li muy def daal àndul ak sa bopp ba mu doon def yooyu pour affaire maladie ñu ne kii de li muy def nii àndul ak sa bopp waa Saint-Jean-de-Dieu donc il a été traité comme un malade mental et il a été hospitalisé à l'hôpital Réal à Grenade foofu lañ ko hospitalisé woon. jërëjëf. Seynabou Fall. foo dëkk Thiès. Mboro. ñaata at nga am. yaa ko indi. baax na mën nga moom deful dara sa bopp bi mooy métti. te métti su bopp bi. mu yóbbu ko hôpital yi mën nañ ko def rajo wala ñuy def traitement bi. d'accord moo tax nga indi ko fii. moo tax ma indi ko waaw. pour xool daal xam xool rek. pour traiter bopp biy métti. traiter bopp biy métti tax bopp bi day métti. loolu nga bëgg a xam d'abord lan moo nekk ci. non bëgg ñu faj nañ ci faj mi lañ nekk. waaw mais pour faj mi il faut ñu def ko rajo bi. am na ay garab yu muy naan mais dañ koy rajo bi. très bien très bien. xel mu dal parce que moo koy jaar tey. mos naa fi indi sama rak. fi lay defee traitement. alors ma fille. moom mu ngi liggéey complètement. n'est-ce pas. voilà kii bopp bi méttee rek. man bala muy egg si crise yooyu di ko mu faju mu def kii bala egg si crise daal mu mën a wér. très bien. ça veut dire que daal c'est pas la première fois ngay ñëw fii andi fii ku feebar. déedéet dan naa fi ñëw lii di ko feebar mais kooku mu ngi kër gi. wér na. moom mu wér na day jël si rendez-vous moo ñëwal boppam sax léegi moom ma ñëwal ko. moo ñëwal boppam. c'est de bonne information pour découvrir une réalité de la région. Et donc il y a une équipe qui est ici pour la visite de Dalal-Khair. D'accord. Mais merci docteur. On va vous êtes dans le groupe Saint-Luc, non? Oui, présence médicale Saint-Luc. Très bien, donc c'est des jeunes, il faut les utiliser aussi pour la sensibilisation. Voilà. Je pense que, je ne sais pas, si vous pouvez prendre son contact aussi, parce que aussi ça peut servir, non? Mais il faut prendre son contact. Ils sont représentés où? Voilà, je suis Edouard Sen, psychiatre de Fan. Donc je suis également membre de l'association Présence médicale Saint-Luc. Alors, une association qui est dans le bénévolat, comme vous le savez, qui avait comme objectif de couvrir toutes les manifestations de l'Église catholique, à savoir le pèlerinage marial de Pouponi, le pèlerinage des malades, les journées mondiales de la jeunesse et tout récemment les activités de Jeune Espérance, le week-end des femmes. Donc on fait également chaque année des visites pour les petits séminaristes de Gazoville, également dans les paroisses, toutes les activités médicales ainsi que dans les villages un peu partout au Sénégal. Donc là on est là depuis juillet jusqu'en décembre, fin décembre, dans le cadre des rotations du service de psychiatrie de Fann, donc chargé d'assurer un peu les soins, les prestations. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la psychiatrie? La psychiatrie. Alors je dirais que voilà, c'est un intérêt particulier que j'avais par rapport au dossier que je suivais dans le cadre de la formation de médecine générale. Je voyais souvent qu'il y avait un aspect un aspect important qu'il fallait prendre en charge, surtout le volet psychiatrique des pathologies, le volet psychologique. Alors la remarque que je faisais avant, c'était dans les familles. Je voyais souvent quand il y avait des patients qui étaient hospitalisés, il y avait une angoisse particulière de la famille. Des enfants qui étaient tout le temps avec leurs parents hospitalisés ou bien des parents qui sont avec leurs enfants, étaient tout le temps angoissés. Alors ce qui faisait que je durais à l'hôpital, j'étais parmi les derniers à quitter. Je m'intéressais particulièrement à cette angoisse-là, j'avais beaucoup de contacts des familles pour avoir des infos par rapport à l'évolution des malades. Alors ce qui m'a beaucoup rapproché des patients, et quand j'ai fait le module en 6e année de psychiatrie, je me suis dit que c'est une spécialité qui quand même, la seule que j'avais retenue en médecine, parce que là, dans les autres spécialités, c'était la routine, tout ce qui est bilan, prise de sang, radio et tout, le malade, voilà. On s'occupait que du corps. Alors il y avait le volet psychologique à prendre en charge.
et que je voyais dans la prise en charge des patients qui souffraient de maladies mentales. Alors c'est ça qui m'a poussé vers la psychiatrie. Et quand j'ai découvert le milieu, c'était autre chose. C'était vraiment, c'était grand, ce que j'ai, qui avait beaucoup d'aspects à prendre en charge, surtout le volet psychologique. J'ai rendu compte que quand on prend ce volet, le corps va se sentir bien. Quand on s'occupe bien de l'esprit, le corps suit. Alors je vois que c'est une grande spécialité et là, voilà, on prie le bon Dieu de nous accompagner pour pouvoir bien prendre en charge notre population. Quel est votre plus grand mbokk yi di seetaan seen émission Laudemus Dominum dem leen bëggoon fàttali rek baat bile yàlla woo na leen ngeen nekki góor waaye nag bu leen ci sukkandiku bay topp seen nafsu waaye dimbalante leen ci kaw mbëggeel ndaxte yoon wépp ndigal lii ak tënk na nga sopp sa morom ni nga soppee sa bopp nan yàlla may coofeel ak jàmm ci suñu diggante te feesal suñu xol ak suñu xel yërmandeem maa ngi leen di yéene di beeru jàmm ci Kristal